non non. waaw salaamaaleykum ñu ngi ba tey ci conférence de presse coalition Sonko président 2019 donc ñu nekk ak imam Cheikh Oumar ñu gën koo xamee ci Cheikh Oumar Fouta donc ñu bëggoon a laaj tey sa teewaay ci biir conférence de presse bi lan moo ko waral d'autant plus que yow xam nañ la ci politique bu Parcelles ndax nekkoon nga ci mairie bi nekk conseil spécial tey nga ñëw ànd ak le président Sonko lan moo waral sa choix bi. donc ñu ngi leen di remercier yéen waa Tourian 24 ak Bannière TV ci question yu am solo yooyu ngeen laaj ma en tant que vice président ASFI muy mouvement boo xamante ne mi ngi nekk fii Parcelles depuis 2013 ñu ànd ak suñu président monsieur Taïb Ba nga xam ne moo ko jiite. donc ñu nekk nag chargé de mission ci mairie de Parcelles moom it mu nekk ci conseil en même temps ñu gis Parcelles ni nga xamee ne noonu la politiciens yi di woree population bi ak di leen di nax ak it tamit di leen di magouiller donc di leen di wax loo xam ne dara du ci dëgg donc bi nga xamee ne monsieur Sonko ñëw na nga xam ne ñun tant que bi ñu nekk ci biir politique bi loolu ñu ngi ko doon bañ bi Sonko ñëwee itam indi lancé défi boobu ñu gis ne lii lu am solo la léegi ñu bàyyi Moussa Sy bàyyi fi nga xamee ne moom lañ nekkoon doon ànd ak moom dem ànd ak Ousmane Sonko nga xam ne Moussa dafa trahir population Parcelles te ñun suñu deret suñuy yàq yëpp population Parcelles la duñu nangu jamais ku leen nax duñu nangu mukk koo xam ne da nga leen di tourner gauche di leen tourner droit di leen di lëre ci yoo xamante ni dara du ci dëgg moo tax ñu mobilisé wu ànd ak président ASFI dem fekk ji Ousmane Sonko ci dëgg ji nga xam ne moom lay oote pour Sénégal nga xam ne Sénégal 1% ñooy dundee alalam nga xam ne ñeneen ñi ci des ñëpp ñu ngi toog di galérer di sonn di am ay métit ci ñàkk ndox mi ci courant bu ñàkk normal bi ci xale yi taxawaalu boo duggee Parcelles xale yi ci mbedd yi tëgg rek comme ay bidon lañ fi nekkee comme ay mbër comme ay kankurang loolu rek moom la Parcelles nekkee xale yi kenn jàngut ñu ngi taxawaalu parce que moyens yi amu fi donc écoles yi gis nga yàqute yi nga xam ne nekk na fi bu ñu ñëwee nax teg ay programme yoo xamante ni élection ba élection la ñuy yëg doomu aadama bu élection yi jeexee bu ñu la rombee sax boo leen nuyoo duñu leen fay donc loolu nag nekk na loo xam ne baaxul nekk na fii yóbbu waa Parcelles yëpp pale ñu jox ko 60 millions 60 millions yi waa Parcelles kenn gisul ko fa nga ne leen dana jënd na kër fële ci Almadi yaa ngi dégg donc loolu nag genre yu mel noonu moom lañ bëgg bu jeex fi dañ dimbalee société bi nañ dimbalee population bi ci seen njàng ci seen faju dégg nga ci seen éducation ci lépp xale yi mën a liggéey Parcelles ndaw yaa ngi fii taxawaalu amuñu benn liggéey bu baax bu ñu mën a liggéey donc toujours Moussa Sy mu ngi leen di promettre ay poste yoo xam ne ay naxaate la su élection di jublusee mu commencé di recruter ay nit di leen di jël ci mairie bi après élection mu dégagé ñëpp chaque année loolu lay def loolu nag dafa war a jeex nit ñi dañoo soxla pour liggéey nit ñi ay doomi Parcelles lañ dégg nga xaalis bi commune bi ñuy jël di ko pasare loolu dafa war a jeex te jot na pour mu jeex te loolu nag jeunesse bi ñooy jóg pour jeexal loolu te incha allah le 24 février ñëpp danañ dem ci bañ gàcc bi votel monsieur président Ousmane Sonko incha allah merci beaucoup jërëjëf. donc merci waaw Lamine ñu ngi ak Lamine Ndiaye mu nekk benn membre bu mouvement réaction ñu gisoon sa taxawaay tey ci communiqué de presse coalition Sonko président donc ñu bëggoon ci am seen impression tuuti rek Lamine. waaw Diawara maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan yëpp je pense que leader yi nga xamante ne ñooy représenté coalition bi wax nañ li nga xam ne moom mooy li ñu war a wax lépp ndax leader yi nekk ñëpp kenn ku nekk sa wax Sénégalais yi dégg nañ ko Parcelles waaye dégg nañ ko li ñu wax doy na mooy coalition Sonko mooy coalition bi nga xamante ni moom la waa Parcelles di par le soir du 24 février. pourquoi parce que ñoom ñooy wax valeur éthique bi nga xamante ne moom moo perte si Sénégalais yi amatuñu valeur te politiciens yi fi nekk dañoo yaakaar ne dañuy jënd conscience te ñun waa mouvement réaction plus particulièrement ak la coalition Sonko président pare wuñu pour jaar suñu ay conscience suñu ay carte dañ koy denc ba le 24 incha allah dañoo voter le président Ousmane Sonko pour le 31 victoire. donc jërëjëf Lamine Ndiaye. merci beaucoup. donc les gars ba tey ñu ngi ci continuité conférence de presse coalition Sonko président 2000 ñu nekk ak monsieur Taïb ñu bàyyi la nga def sa présentation pour population bi. waaw asalaamaaleykum
donc maa ngi nuyoo maa ngi tudd Taïb Ba di conseiller municipal ci commune bu Parcelles Assainies donc ñëw tey ci point de presse bi ñu doon def tey jëmale ko ci suñu préparation campagne bu présidentielle 2019 pour mën a fal Ousmane Sonko fii ci Parcelles Assainies. donc monsieur Taïb ñu bëggoon xam après conférence bi ban impression nga ci am ak lan nga ci bëgg a wax. voilà bon kontaan nañu trop vraiment di am mbégte waa Parcelles Assainies ci jox bi ñu bëgg a jox seen carte Ousmane Sonko maanaam damay gën a feddali kóllëre gi rek parce que Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xamante ni nit ku doon xaar la mun naa ne ça fait des années parce que li fi suñu maam yi bayoon ñi fi nekk tey di ko yàq wala sax depuis suñu indépendance ba tey suñu politiciens yi ñu amoon ci ñoom confiance di leen bàyyee suñu ressources bàyyi leen suñu lépp ñun ñu yaakaaroon ne sax mën nañoo génnee ci guddi gi nekk alors que président Ousmane Sonko tey dañ koy xoolee comme le président Mamadou Dia bi nga xamante ni tey jii bu dee jël nañ ko ba tëj ko tey ci prison te Ousmane Sonko mën nañu yàlla xéewalaate tey damay wax sénégalais yi aussi ne nañ xippuwaat suñu bët bu baax xoolaat kan mooy le président Ousmane Sonko tey jii nii réew mi ku bëgg a jóg pour defar ko gars yi nañ jëm a seet naka lañ la mën a buntu xatalee ba jaar la ci ay yoon yoo xamante ni ku dégg danaan non kii ni ko bon la ni ko dëgguwul la alors que fekk bu ñu xalaatee bu baax lu ñu échappé ci Mamadou Dia moom lañ dara tey Ousmane Sonko tey li ñu koy jëndi tey amul lenn lu ci nekk dëgg dara du ci dëgg donc ñu askan bi seede nañ loolu parce que Ousmane Sonko dafa jóg tey ne day changé système te système bii ma bëgg a changé da lay wóor ne tey jii nii homme politique yi nga xamante tey ñoo fi nekk depuis suñu indépendance ba tey système boobu changé arrangé wu leen ñoom donc ñun en tant que jeune ñun nañ xippuwaat suñu bët suñu avenir suñu kanam ñu leen fooyee suñu bopp Sénégalais yi nañ leen yeew xam ne tey jii ñu ngi jaaxaane ñun ñu naxe xool Ousmane Sonko tey changement de système bi mu woote tey ana tey ban politicien bi gis tey ñu ñëw rejoindre ko tey ci système anam te ndeysaan xoolal bu fi génnee la solution tey njëkkul lii ñëpp ñu ngi toog fi mu nii tey di xaar élection yi ñoo ñu sànni ko carte mais tey ji li ñu koy jiin nii yëpp dara du ci dëgg mais bëgg nañ tey tuur ko lëndëm loolu lañ bëgg parce que dafa nekk koo xamante ni tey moo baax si ñun mais tey ji xool tey si système de transhumant bi tey ñi nga xamante ne ñooy transhumé tey di ñëw fekk si le président Macky Sall tey ana démb amul lu ñu ko wax ana ñu doon saaga fii bërki dem ana ñu ko doon waxal fii lu bon bërki dem tey ñëw nañ joindre ko parce que ndax lan parce que dañoo bëgg pour bu gagné ñu am seen part ci gâteau bi ñoom loolu moo tax tey ñu dem mais Sénégalais yi nañ leen xibaar suñu bu baax ñu xoolaat xam ne ñun ñu ngi caaxaanee donc il est temps donc ñun ñii nga xamante ni ñooy jeunes yi war a mën a développer Sénégal mu tàmbali si ñun nañ leen yeewu xam ne ñun ñii fi nekk yi dañuy caaxaanee dañ leen góorgóorlu jël suñu carte yi jox ko le président Ousmane Sonko te xam ne ni moo gën si ñun suñ ko deful nañ jàpp ne lépp li fi suñu maam yi bàyyi woon ci indépendance bi muy yooyu ba tey mooy continuer te ñun kat mën nañu mën a xam ne suñu réew mi métti na tey jii bu ñu xoolee tey jii benn pays émergé wul ci Afrique bu dul Rwanda ñu ngi émergé Sénégal émergé wuñ dañuy nax suñu bopp rek nit ñi suñu dirigeants yi di naxee di manipuler ñun ñëpp war nañu xibaar suñu xam ne vraiment baaxul suñu ñun pour ëllëg tey su ma toogee fi naan maa ngi lim bari kon pratiquement du ma jóge fii donc leen rek moo mën a andi changement bi mooy le président Ousmane Sonko dañ leen góorgóorlu jëlee suñu carte yi voté pour moom mu toog incha allah Sénégal mën a changé loolu laa amoon ci loo xamante ne vraiment mën naa ko wax Sénégalais yi. donc merci beaucoup monsieur Taïb ñu ngi lay jaajëfal di la sant di la gërëm. merci beaucoup. donc ba tey ñu ngi ci continuer de conférence de presse ñu nekk ak Papis Niass mu nekk ba tey un membre du mouvement réaction donc Papis après à l'issue de cette conférence de presse ñu bëggoon xam ses impressions. voilà donc maa ngi lay nuyu baax Ndiawar di nuyu waa Linguère TV waa D24 ñëpp donc sama première impression mooy satisfaction lan moo tax parce que tey bu ñu toogee ba gis les leaders de toutes les coalitions des Parcelles Assainies ñoom ñëpp ñu ñëw former benn bloc jóg ensemble pour liggéey dans l'intérêt du Sénégal dans l'intérêt des Parcelles Assainies ça vraiment ça me fait plaisir parce que boo xoolee suñu Sénégal dañ nekk Sénégal bi nga xam ne comme ni nga ko waxee les gars sont là pour se servir et non pour servir la République donc bu ma gisee suñu leader di toog fii muy Go Faye di Kaba di Jamil di waa ASBI di ñeneen ak ñeneen ñu formé benn say pour faire triompher le président Ousmane Sonko ça me fait plaisir c'est une satisfaction totale loolu moom kontaan na ci baax. donc merci beaucoup monsieur Niass kàddu yi rafet na ñu leen di ñaanal bonne chance ak say doom. tout le plaisir. merci beaucoup.
waaw ñu ngi ak monsieur Djiby Ba ñu bàyyi la nga def sa présentation ak bopp yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Djiby Ba la secrétaire administratif mouvement action pour la citoyenneté booloo jubal ñu gën ko xamee ci MAC-DJ. En même temps membre coalition Sonko président membre comité électoral national de la coalition Sonko président. donc Djiby gis nañ ñu ngi woon ci conférence de presse coalition Sonko 2019 donc ci njeexital bi ban jàng nga ci am ak ban sentiment moo la animé la mooy sa kaddu. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaay di sant suñu sëriñ tamit Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di wax ni ñu ngi ci moment yu crucial moment yoo xamante ne fii la ñuy xamee gor yi ak ñi nga xamante ne leneen lañ ndaxte élection présidentielle certes population bi mooy voté mais ci biir population am na ñoo xamante ne xamuñ lan mooy wundu élection présidentielle ndaxte fii tey su ma nee gor yi dafa am lu tax mooy ñi nga xamante ne ñooy patriotes yi ñu bëgg Sénégal ak ñi nga xamante ne ñoo féetee ci beneen côté bi ñoo bëgg jëriñoo Sénégal ci boobu daje bi ñu boole tey pour lancer suñu coalition Sonko président fii ci Parcelles Assainies pour gagner dès le premier tour fii nii au niveau des Parcelles Assainies certes am na ñu ko wax importance bi mooy fii ñu toogoon ci table bi yëpp ay hommes de conviction lañ ay hommes de valeur lañ ay nit ñu nga xamante ne tey seen poos taxul leen def politique seen askan ak seen gox moo leen tax a moo leen ñor moo leen tax a jóg tey ñi nga xool ñëpp kenn ku nekk mu ngi sa liggéey ay chef d'entreprise ñoo ci nekk ay fonctionnaires ñoo xamante ne dañoo liggéeyal nguuru Sénégal ñoo fi nekk ay nit ñoo xamante ne ay góorgóorlu lañ ñoo fi nekk ñoo xamante ne yaakaaru dara ci nguur luñ yaakaar mooy seen ñàkk ay homme de valeur à tout moment dama koy répété mooy homme de conviction loolu moo tax tey ñu ngi laaj def benn lancé appel ci mbooleem population sénégalaise surtout fii ci Parcelles Assainies ñu jëkk moomaat seen bopp mu jëlaat seen réew ndaxte buumu jaam bi toog na buumu jaam bi mooy nañ gën a bëggaat suñu réew patriotisme mu animé ñu am nañu fi nekk nag yore seen mallette di ko tasaare ci unité yi dégg nañ information yi yoo xamante ne ñu ngi jënd nit ñi te jënd bu ñuy jënd nit ñi maanaam ñëw man damay nangu nit ñi dem képp ku leen jox xaalis jël leen ndaxte xam leen ni alalu réew mi la seen impôt la ak seen i taxes jël leen ko ba pare ngeen choisir ñi nga xamante ne mooy Ousmane Sonko di président bi nga xamante ne mooy le candidat du changement candidat bi nga xamante ne moom moo bëgg réew mi nekk jeune am xam-xam am yéene defar am yéene dindi fi li nga xamante ne moo fi nekk loolu moo tax ñu ngi wooteewaat appel Parcelles Assainies yi doxul unité bi yëpp dara du bougéwul unité 7 ba unité 26 amul lenn lu fi dox te yaa ngi ni jàkkaarloo stade municipal bi dara doxul yaa ngi nii ci marché yi boo demee salte bi tey au moment où je vous parle ndox dafa manqué ci côté unité yëpp amul fenn fu am ndox te ñoom ñu ngi nii ñu neen dañoo defar réew mi kon defar réew mi nekkul tabax ay terrain yoo xamante ne amalul réew mi askan njëriñ di tabax dëkk yoo xamante ne Sénégal parewul pour loolu rien que pour luubal alalu askan yi moo leen tax a jóg fii nag li ñuy wax am nañ li ñuy wax gros poisson bi fi nekk muy Moussa Sy koo xamante ne askan bi yëpp weddi nañ ko ak ki nga xamante ne mooy Amadou Ba ministère des finances koo xamante ne amul benn yëg-yëg si waa Parcelles Assainies da leen di utiliser ndaxte lu utiliser bi mooy lan day toog à un moment donné ñëw di jël ay xaalis di tasaare ci unité yi di jënd xale yi di jënd jigéen ñi uniquement pour ses propres fins loolu nag lañ bëgg na askan wi pour ñu yeewu xam lan mooy réew réew bu caaxaan doo ko jox ay nit ñoo xamante ne seen famille ak seen askan ak seen partisan rek lañ fi nekkal tabaxalul réew mi dara gestion gabésique boo xamante ne toujours dama koy wax te ku ko jiite mooy président Macky Sall di jiite folklore bi nekk ci état bi tey xàmmewuñ lan mooy gëdd ministre lan mooy gëdd député lan mooy gëdd ñun nag Ousmane Sonko la ñuy wax ñun képp ku ko laal nañu képp ku ko saaga nañu di ñu wax mooy suñu candidat désormais à partir de maintenant képp koo xamante ne yaa ngi yàq daram ñun dinañ taxaw pour défendre loolu képp koo xamante ne yaa ngi objectif bi ak suñu yoon yaa ngi ñu taxaw pour yàq ko
di nga ñu jot balaa ngaa jot Ousmane Sonko loolu nag alerte la ci ñi nga xamante ne ñu ngi recruter ay gros bras ay nit ñoo xamante ne instant yi xam nañ ne perte nañ parce que wóolu te population bi jeex na ci ñoom ñu ne foog ñu intimider population bi tiital leen recruter ay gros bras jël armée bi jël police bi teg ko ci artères yi ci rond-point yi pour tiital askan wi ñu ne ñu la lépp lu ngeen wu def su ngeen yeboo ngeen génnee seen char de combat yi su ngeen yeboo ngeen génneel seen arsenal bi yëpp militaire bi mais du tere suñu objectif ñun dinañ ko def mooy lan battre campagne au niveau national avec président Ousmane Sonko ànd ak président Kaba ki nga xamante ne tey il n'a ménagé aucun effort tey pour la réussite de cet événement ñu ngi remercier président Kaba mooy homme bi nga xamante ne homme de conviction nit koo xamante ne développement moo ko ñor nit ko nga xamante ne tey Parcelles Assainies moo ko ñor ak Sénégal ñu ngi ànd ak moom en tant que président MACBEJ yi ñu ngi ci ginnaawam di rafetaat suñu kóllëre ak moom di ak suñu ànd ak moom ndaxte homme de conviction pour may au niveau des Parcelles Assainies tey victoire dès le premier tour maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi lancé nag un appel à la jeunesse bu consciente bi na taxaw dem retirer seen carte dem voter ji sécuriser seen vote le soir ñu mun a gagner incha allah merci jërëjëf merci beaucoup.